Cheikh Tidiane Niang secrétaire général PUR Daara di leen nuyu te di leen sargal di sargal ñi sargal tamit Idrissa Samb di wax ni Idrissa Samb suñu frère la suñu camarade la di nuyu waa Yewwi Askan bi yëpp di nuyu di beral nuyoo suñu grand Mansour ak waa Pastef di beral nuyoo ak cant suñu grand docteur Bérouba yónni fi délégation Pape Fall ak ñi ñu bokkal liggéey bi yëpp man nag xëy na kàddu yi di bari li may wax rek mooy fii ñu commencé te grand Diaba doyen wax ko du ñu sori at yi yëpp Jolof wala Daara ñu ngi doon réclamer seen candidat muy doomu dëkk bi Yewwi Askan Wi indil leen seen doom muy Idrissa Samb li may wax mooy man nag damay tàmbali tey ndax maag Idi ñoo bokk base bi ndax Daara Mbayeen Njàmboor gi ñu bokk maa ngi lancé jeunes yi ma fi gis yëpp ñu bokk ci Daara Mbayeen Njàmboor wax ni nañ takkandiku waxuma sax voteel Idrissa mais nañu tàmbali campagne bi tey mu door képp ku ñu xam nañu ko indi ci liggéey bi ndax le soir du 23 janvier 2022 bu ñu tëjee bureau de vote yi ñu ne Idrissa Samb gagné na Daara Mbayeen 90%. bala ñoo jàll ci yeneen bureau de vote yi sax ñu ne Idrissa Samb gagné na fii te loolu dañ ko war a def ndax delloo ko njukkal moom ndax engagement am tàmbalewul tey demul ba tey mu bëgg a ñëw ñi fi doon jeune yëpp di yëngu ci mouvement nawetaan xam nañ le grand Idrissa Samb depuis jeune mu am engagement am ko ci li ñuy taxawal fii ci tundu Daara Mbayeen Njàmboor muy événement religieux muy lépp muy ànd ak jeunes yi di ko doxal ak ñoom kon bu soxlaa jeunes yi waruñoo des gannaaw tey bi ci des mooy may lancer un appel tamit di saluer suñu père bi ñu fi fekk muy père Cheikhna dëkk Njàmboor di wax ni ay dëkkandoo lañ di wax ni foofu père bëgg nañ tàmbali liggéey bi tey dañ ko fàtte woon mais ñuy nuyu suñu grand Ousseynou Faye moom mi nga xam ne moo nekkoon ci bopp coalition bi ànd ak ñun liggéey bi def ko ci manière bu rafet duma guddal fi may tëjee daal mooy jeune Daara plus particulièrement jeune Daara Mbayeen Njàmboor dëkk ci ginnaaw raay bi woo nañ leen appel ñu ñëw tàmbali liggéey bi dès aujourd'hui ndax le soir du 23 janvier Idrissa Samb remporté bureau de vote yi nekk ci ginnaaw raay bi yëpp loolu la ñu amoon li ñuy wax wasalaam. jërëjëf le secrétaire général du PUR Cheikh Niang sa wax rafet na yàlla na yàlla nangu ñaan amiin ya baal ñu ngi lay félicité baax gone gu macha allah gu yàlla may xel la yàlla may la fit ak engagement ak ngëm-ngëm donc nous passons la parole maire Binta Thiam dinaa ñëw ci yow léegi nous passons la parole à Abbas Wade xam moo fi nekkal le grand parti li muy xam moom dirige la coalition Yewwi département Linguère le parti l'émergent et la moom mi nga xam ne si moo ko moom département Linguère bi yëpp moom lañu dégg coalition Yewwi Abbas lay la parole jégal dañu bëri demal ni Abbas Wade mi xam nga ne bu jógee muy doomi mel ne ma ngaa ne may doomi Jimbi Law bi ma yaroo sa kër ga muy sama càmmiñ ñu jug jox ko parole ma wala ma mën a salaat nekkuma gor ndax sama càmmiñ la dama ne Abbas laa wax doomi mbër day nuru mbër ñu xam ne mbëray baayam doomi mbër day nuru mbër ñu xam ne mbëray baayam Abbas doomi mbër day nuru mbër ñu xam ne mbëray baayam doomi mbër day nuru waaw mbër ñu xam ne su mbëray randale ba mu neex yéen a bokk bay ndax te sëñ Modou la sow man si Abbas waxal man si waxal ba mu neex joxal kii mu teel la waa asalaamaaleykum mbokku Jolof asalaamaaleykum waa Yewwi Askan Wi
Jolof ñi ngi yëkkati ay kàddu di nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fi toog yëpp di ko teg ci loxo suñu candidat maire Idrissa Samb mu jottali ko ñëpp di wax ne rek bu ñuy nuyoo nañ ko commencé ci kilifa yi ñi ngi nuyu suñu mag le coordonnateur dem muy Souleymane Sow di ko jaajëfal bu baax a baax ci taxawaayam di nuyu également suñu grand Cheikh Tidiane Fall tamit muy suñu mag di suñu kilifa doon ànd ak suñuy mag di football ak ñoom fii ci koñ bi ñu jox ko cër lool ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu yóbbaale mag ñëpp di nuyu aussi secrétaire général parti yi fi nekk yëpp muy comme niñ ko waxee di nuyu le camarade Beyrouba Ba Guissé te Pafal teewal ko fi di jàmbaari fàkk tëdd parce que vraiment jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax ñu ngi koy jaajëfal di beral nuyoo aussi suñu mbokk Pastef yi mais ci biir nuyoo bi dañ ciy beral spécial Mansour Fall parce que booy wër démocrate moo yemee ci moom wàññeeku parce que loolu ñëpp war nañ ko jàng ci moom parce que nañ jàpp ne nekkoon na candidat à la candidature mais bi yàlla dogalee ne Idrissa Samb la ñu tànn dafa teg lépp comme dégg ngeen ni mu ko waxee loolu di jaajëfal aussi vraiment suñu jarbaat Cheikh Tidiane Niang bu taxawu Pire Cheikh Tidiane Niang bu Pire ñu ngi koy jaajëfal aussi parce que moom aussi liggéey na liggéey bu mucc ayib waaye di jaajëfal suñu rakk ji nga xam ne moom la ñu jël teg ko ci kanam muy coordonnateur bi muy Ousseynou Faye ñu gën ko xam ci mbos muy jàmbaar lool di suñu rakk ñun ñëpp daanaka ñoo ko mag waaye moom leen jiital ci liggéey bi parce que loolu li ko may mooy fullaam ak faydaam ak xam-xamam kon mbos ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp nag ñi ñu fi ànd ak ñëpp parti yi fi teew yëpp di jaajëfal aussi jigéen ñi te nga xam ne tey kii ñu fi tax a daje tey muy Fat Mbaye Thiam ñu am ci moom nag ñaari cër bu ñu xoolee ne man am na cër boo xam ne boo xoolee nijaay laa ci moom waaye am na cër boo xam ne boo ko xoolee kilifa lay doon ci moom ndax sama kilifa la doon sëy kon Fat Mbaye ñi ngi lay jaajëfal ndax sa taxawaay vraiment yàgg nañ ko gis fépp foo taxawaayu dem nga fay taxaw mais yàlla dogal na nag léegi moom dem gi dañuy bëgg ñu aj ko fële léegi taxawu askan wi la parce que askan wi nag mooy Jolof dafa am loo xam ne tëwoon nañu te defe naa ne mi ngi bëgg a feeñ muy ñu gis ay cadre yoo xam ne ay haut cadre yu taxaw fii Jolof nangoo taxaw opposé wu loolu yombul nga gestu gis ci ay opposition yoo xam ne ñoom ñëpp presque ñi ci ëpp ay RHA lañu loolu lu jafe-jafe la woon ci Jolof te kon am nañ ko tey yaakaar la ju wér a wér bëgg a wax tuuti nag rek ci Idrissa Samb te defe naa ne mën naa ko témoin ci lu bëree bëri bu dul politique sax dañu bokk ci koñ bi nii mu nekk sama rak ma yore woon ko muy football cosaan ma xam ko ba muy tout tànk te musul changé mënul woon a football nag waaye ku amoon jom la da daan entraîné ba naaw waaw mais jom la daan demee moo tax toujours mu doon dem donc depuis boobu ba léegi amul benn changement te loolu la ñu soxla ci nit bu ñuy tànn maire dañu bëgg maire boo xam ne dina mën a jaxasoo ak askan wi te loolu toogul ba bëgg a nekk candidat commencé ko def loolu dama koy def ay témoignages yu bëri faru maag moom bokku maag moom parti mais bokk naa ci ay délégation yu bëri yoo xam ne ay teraanga la fiy indi ma bokk ci ña koy yóbbu yenn yi jëm ci jumaa yi yenn yi jëm ci marché bi yenn yi jëm ci garage bi yu ci bëri dama koy fekkee te daf may woo informé mu ma dagg sama yitte dem ànd ak moom boobu jaxasooguñ nii sax ci coalition bi mais ni ko mag ñu baax ñi waxee rek montre yu baax yëpp a bokk heure defe naa ne tey ñii ñu fi gis nga gestu gis Mansour Fall gestu gis Beyrouba Ba gestu gis ay Ndoof ay Cheikh Tidiane te ñoo ñëpp di ay jeunes intellectuels yoo xam ne tey mënoon na nekk ci pouvoir bi di def comme ni ñeneen ñiy def mais ñu taxaw fële gedd lépp pour rek yittey daara ñor leen loolu vraiment dol na xel jigéen ñi nag ñu ngi leen di dollee ñaax aussi jeunesse bi ñu dollee góorgóorlu fi may daanelee nag Idrissa Samb mooy xam naa ne sax téye nga ko waaye dafa am ku ma lay dénk ku sonn ci lool ci say mbir
waxuma ko nag ngir sama xarit la wala waxuma ko ngir dañuy ànd wala dara waaye xam naa ne heure bu xëyee ci programme mu dem lay dox te ku mën a wax ak kilifa yi la kooku nag du kenn ku dul El Hadj Ndiaye vraiment dañ koy remercier bu baax a baax a baax parce que li muy def yëpp man lu ci bari xam naa ko te xëy na egsiwul sax ci yow parce que day dox di dem ci kilifa yi day dox di ñëw yu bari dama koy xam ci moom te ku am détermination la ku xam El Hadj Ndiaye xam ne maak moom ñoo maase ñoo foowandoo ñoo defandoo lépp mais mësul politique ñun li ñuy xarañ ci politique ak ñoom andi moom ñun ñu mu àndandoo ñëpp ci mouvement dem bii la El Hadj Ndiaye mësul duggee ci politique te keroog ba mu ciy duggit xamal na ma ne pas-pas la ci duggee te man mi nga xam ne maa yoroon moom xam naa ko donc loolu dama koy def témoignage ci kanamu mbooloo mi di la wax ne élément la boo xam ne vraiment élément la pour ma bañ a guddal daal sant nañ ñëpp gërëm ñëpp parce que dafa guddi mais mënoon nañ fi wax lu gën a gudd loolu mais daal yàlla nañu yàlla defal ndam yàlla na yàlla defal ñu ba cat bu ñu jiitu ndax lii ñu gis yëpp am nañ ci yaakaar foo génn ci dëkk bi ñëpp dañ naan vraiment yéen am ngeen candidat bu baax. keroog de man bañ ko investir bi ma woowee sama leader Habib Sy daf ne ma vraiment am ngeen bon candidat tànn yéen Jolof yéen a daa tànn ci candidat donc loolu témoignage la boo xam ne vraiment rafet na kon daal encore une fois ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di sant jeunesse bi di sant jigéen ñi di sant Fat Mbaye Thiam ci sargal bi di sant le coordinateur Idi di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam góor jigéen mag ak ndaw li may bëgg a sànni ci kàddu nag du gudd dama bëgg nit ñi xam ne la woon wonni na te nit ñi war nañoo yeewu ndax léegi Jolof comme am na yeewi askan wi dugg na fi waa Jolof war nañ cee profité pour yeewee ko te nag naxa yi dafa doy su doom aadama jógee bàyyi kër baayam xam ngeen ne Jolof tey surtout daara laay wax candidat yi su ngeen jëlee ñi ñuy wax ne ay candidat lañ pour mairie daara candidat boo ci jël ñi ci ëpp dañoo bàyyi seen kër baay ñëw ne dañuy defar suñu kër baay ki jóge kër baayam nag bàyyi ko defaroo ñëw na dafa lay defaral sa kër baay ñëwul pour defar sa kër baay dafa ñëw pour defaru dama ni ki bàyyi kër baayam na ñëw ne day defar sa kër baay ñëwul pour defar sa kër baay dafa ñëw pour defaru kon nañu yeewu daara soo nee Jolof daara moo tax te képp koo xam ne kii tey bëgg ngaa nekk ministre wala dara dangaa bëgg a profité pour nekk maire daara pour mën jox ci loolu ñii nag kii toog di Idrissa Samb ba ngeen ko xamee ba léegi ba muy daan def ci daara boobu xalaatagutal dugg ci politique fi la ñu fekk mu fekk leen fi yàgg naa dugal teraanga ci biir daara gi te boobu soxlawul dara waa daara ñoo dem ba gis ne kii bëgg na daara ñu ne ko nag léegi da ngay ñëw ñu jox la daara kon nag jot na kenn ku nekk ci ñun xar sànq tubayam dugg ci kër yi wax ak nit ñi wax leen ne bu ñu nangu nit ñi nax leen nañu bàyyi bu élection jubee ñu seet ndóol ak nit ñi ak coono nit ñi di jël ay 200 000 ak 300 000 francs yi soble ak pomme de terre di ko distribuer nii pour jënd leen lank leen pomme de terre ak soble boo xam ne bi posal lay doon pour juróomi at wala pour fukki at yal nañu ci yàlla musal su fekkee daara bëgg na am chance nañu choisir Idrissa Samb comme maire su fekkee daara bëgg na suqaliku nañu choisir Idrissa Samb comme maire su fekkee daara bëgg na jëm kanam na choisir Idrissa Samb comme maire wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbooloo bi yëpp di wax ne kaddu gi nag naru ma ko woon jël waaye jaaba forcé na ma jël ko jooñi noon mi lay e Pulaar bandiraɓe on calminama goto foof inde mum e yettode mum on beltanama aussi e garal mon hannde e keewal mon ɗo e Darou Mbayeen ko addi en hannde ko notade musidɗo men mbiyen candidat men maire woni président Idrissa Samb so en mbi Idrissa Samb daara heɓe gandi homo woni Idrissa Samb sabu daara jibini Idrissa Samb firti ko ɓiɗɗo jibinande lesdi ndi jibinande wuro ngo waɗi layɗo joni e Thiar layi koko waɗi solo wi so neɗɗo wiyima ar fewnu armi fewnanma galle bamma ala o yiɗi ko fewnitade e galle bamma neɗɗo fewnata galle bamum ɗum noon Idrissa Samb daara woni bamma daara jibinma daara ko suɓimama weeɗima hoore pour ya heyna daara pour pewnna amen daara koko ñawi ñaw o enen fof eɗen gandi no wayi daara ala ko feewi
ɗo ni wano guila 1980 ha joni ala hen ko changé ɓe wonɓe ɗo fof koko fewnirtortoɓe daara kono ala hen fewnoɓe daara donc onon wandiraɓe mbiyanmi ko carte mon ɗe vote jaggueɗe kamɓe goni jasiji ɗe ñande foof jour vote dimanche o onon foof goto noon Idrissa Sambo noon woni Yewwi Askan Wi woni tonguidde ɓe tonguɓe en heɓen mbeɗa sakuji pombiteére sakuji soble sakuji maara sakuji sukara ɗum jogata ko wuura ɗum avance ta wuura ɗum yahtata daara yeeso onon mbiɗon ñagodi bandiraɓe fulɓe e foof yo on gottan Idrissa Sambo gotta noon Yewwi Askan Wi ko nawleɓe wonduɓe mum kammin jogui yakar assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama assalamu aleykum mbooloo mi min calmina fof o gimmiɗo ɗo joni tan ɗum hollirat daara woni ɗo daara en miniature jota o pulla hambo ɗo teɗɗo hambo ɗo naar hambo ɗo kono min layat ceer tan pour permettre au plus grand nombre de comprendre ngeen may ñu rek ñu wax olof ndax ñi ëpp ci jotaay bi mën a comprendre mais lii day wane ne jotaay bi pël ngi fi olof a ngi fi naar a ngi fi lawbe ngi fi comme ni nga ko waxee donc le candidat Idrissa Samb coalition Yewwi Askan Wi moo ko tànn ba mu koy tànn nag tànn bi jafe woon na yomboon na jafe woon na parce que mbooloo mi dafa amoon ñoo xam ne peut-être am nañ profil bi Idrissa Samb am mais ñoom ñëpp ànd nekk benn ne nañ jiital suñ camarade Idrissa Samb looloo ko yombal Idrissa Samb nag ku ko jiital jàpp nañ ne am nga profil pour jiite daara profil boobu nag mooy lan Idi dafa yàgg def ay action ci biir daal ay action citoyenne nag waxuñ politique de mais ay action citoyenne parce que gis nañ fi ay consultation gratuite gis nañ fi muy jël alalam sax di ko jàppalee mairie daara te faluwut donc loolu nag day wane ne kii suñ ko joxee amul dara lu muy xaar ci mairie bi mais lu muy indil mairie bi lay def faloo but mu ngi jël alalam di ko def loolu moo yombaloon tànn bi donc nag comme ni ko inspecteur waxee fii ku fi falu ndaw ñi ak jigéen ñoo la fal nañ fexe ba au soir des élections ñu ne candidat Yewwi Askan Wi Idrissa Samb maire daara su ko defee ñëpp képp kuy daar waa gis ci boppam li suñu tonton wax léegi lu jara bàyyi xel la man de daara laa dëkk du ma votel ku dëkk Bulal du ma votel ku dëkk Mbuula du ma votel ku dëkk feneen pour mu jiite daara xalaatuma ko parce que ku bàyyi sa kër ñëw naa dama lay defal sa kër dalay nax fii kenn ku nekk am na foo bàyyeekoo Idrissa Samb nag bañ koy tànn dañoo xam ne ci dëkk bi la dëkk di liggéey ngir avancement dëkk bi moo taxoon ñu tànn ko donc ñu ngi ñaan lii ñu sumb tey ñu eggalee ko ci alhamdulilah rabbil alamin pour bañ a guddal rek ñu ngi ñaax ñëpp ñu commencé liggéey bi dès maintenant quoi jërëjëf merci. baax a baax léegi nag maa ngeen xam ki ñu wax jox kàddu gi mooy le constructeur du changement entrepreneur du changement mooy Ousseynou Faye Mos dañoo toog WSD parti daar yëpp toog tous les partis de l'opposition toog salle bi ñëpp ñu ne wóolu nañu tout le monde maa ngi fa ñëpp nga foon parce que calme na tey na am na fit am na xam-xam yaru na xam na li mu bëgg ñu jiital ko nag mu teete opposition di ko teete coow li kur bu bàyyi lépp la man aménagé ba mu normal ba jàmm am ndaxal kii aouzu billahi mina sheytaani rajim ñoo ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di tàmbalee ci nuyoo bi kilifa diine yi nekk ci dëkk bi ak yi ñu toog ci jataay bi di nuyu également parti yi nga xam ne ñoo composé la coalition Yewwi Askan bi di wax ñoo ngi nuyu waa grand parti à travers Pape Fall ñoo ngi nuyu waa PUR à travers notre secrétaire général Cheikh Niang ñoo ngi nuyu waa PASTEF à travers Mansour Fall foofu aussi dama si taxaw di wax ne Mansour Fall c'est un grand homme ma bëgg ñëpp tàccu
Aujourd'hui, en tant que coordinateur de Yewwi Askan Wi sama xol dafa sedd bi ma jotee candidature yi suñ candidat bi ñu jàpp ne moom moo gën a tuuti si waxin moo man candidat bële 5 candidats la ñu am ñëpp indil ñu hiérarchie A ñëpp nekk ay doomu Jolof ñëpp nekk ay nit ñoo xam ne seen kàllaama xaw ma seen loxo dafa set wecc bañ mën leen a présenter mënoon nañoo gëmmu tànn donc di continuer di nuyu waa PM à travers Abbas Wade muy nit ko am conviction damay wax des fois la constance c'est une vertu morale parce que constance mooy ki nga xam ne bu neexee nga toog buy taw nga toog buy dënnu nga toog Abbas danaan man ciment laa du ma tooy ñaari yoon donc c'est une référence pour nous la jeunesse di nuyu également bépp parti boo xam ne ak mouvement bokkoon nga ci coalition Yewwi Askan Wi mais di nuyu le candidat Idrissa Samb di wax ne man dama ko yërëm parce que ay espoir yu bëri lañ gàcc ci kaw le choix n'a pas été facile mais nag li ma ko doon wax rek ba ñu commencé ba tey fi ñu jëm ragaluñu ko di ñaax bu baax nag waa Daara Mbayeen ndax nag ndox du tëb kàmbu te feesut ndox du tëb kàmbu te feesut am na wax bu fi ñu bëri wax ñu ne koo xam ne dafa bàyyi kër baayam ñëw bëgg a defar sa kër baay da laa bëgg a nax waaye nag koo xam ne waa koñam gëmuñu ko bu ko waa dëkk bi bëggee gëm dañ koy nax dama jàpp ne Daara Mbayeen tey war na ñëpp jub doon benn topp ci ginnaaw Idrissa Samb. Vous ne serez pas seul soutien, vous ne serez pas l'unique soutien d'Idrissa Samb, mais quand même vous devez être les premiers à le soutenir. Parce que très sincèrement, il le mérite. Choix bi ñu def ci Idrissa Samb nag c'est un choix très objectif. Defuñu ko parce que moo fi gën judd, defuñu ko parce que moo fi ëpp xaalis, defuñu ko parce que moo fi dàq jàng. Ma joxe benn anecdote rek bi ñu xool profil yi. Cheikh Tidiane dafa maa woo ne ma CV beeru ba 27 pages la mënuma koo tiire kon kooku am na xam-xam mais ñun ñëpp bi ñu toogee et li gën a yéeme ñun ñu newoon ci commission investiture dañu amoon ay candidats mais gisuñu woon candidats yi Daara lañ doon gis bu ñu gisoon candidats yi Yewwi Askan bi ñaari représentant la amoon mais candidat am bokk na ci ñi njëkk a éliminer wuñ ko nag ndax amul compétence déedéet éliminer wuñ ko ndax jàngul déedéet. dañu ko éliminer wala dañu def choix parce que jàpp nañ ne yaakaar bi ci Idrissa la ëppee donc ñu jàpp ne comme yaakaar bi ci Idrissa la ëppee ñun war nañ summi suñ doomu parti suñ mbubbu parti politique war nañ summi suñ mbubbu association sportive sol suñ mbubbu doomu Daara bi ñu ko solee la ñu gis Idrissa suñu kanam ñu jàpp ne fi ñu jëm lëndëm na sori na métti na mais seen nañ ko yor benn torse di nit di dox seen kanam muy Idrissa Samb et leneen nag fi ñu jëm ragal du fa dem Serigne Cheikh Al Maktoum da doon wax ne boo demee dëkk bu ñëpp yi màtte même boo màttewul signal bañ xam ne am ngay bëñ loolu lan la firndeel danañ ñu xoqatal danañ ñu kar danañ ñu jënd danañ ñu ger mais li ma gëm rek mooy góor kenn du ko jënd ñun amuñu prix et am na ko ko wax sànq bu ñu neexoon def ni ñëpp 4x4 yi neex na climatiser nañ ko bon essence yi bëri na mais góor kenn du ko jënd sunu ngor googu nag moo tax ñu toog fi ñu toog ne sunu frère Idrissa Samb fi ñu jëm te ñun ñëpp kenn ku ne mënoon na ne candidat yow yaa ñu fa doy moo tax ma yërëm ko et di ko ñaanal nag. parce que am nañ aqulaay taalaa ne yen bi attan na ko tibb bi mbër di daanee nag du jour combat la koy lekk et à travers ses réalisations à travers son endurance à travers son parcours Idi nous a montré qu'il était l'homme idéal donc fi may waxee rek mooy Idrissa Samb tey tous les espoirs de Daara sont sur vos épaules tous les espoirs du Jolof sont sur vos épaules et nous l'assumons ñun tey nekkatuñu ay militants taxawu nekkatuñu ay militants grand parti nous sommes ñi nga xam ne tey ñooy summee ko sol ay basket sol Lacoste di la baasal
di la campagnal di la porte à porte nous serons en contact direct avec les cibles et ce que je dis là tu vas le voir danañu yenu ay 16 danañu xedd ay base dinañu dugg ci ay kër nañu bale ay mbedd pour nga ñu au soir du 23 janvier ñu gagner les élections lépp lu mu laaj on va le faire incha allah wax nag dafa yombul ndax ñi lay déglu ñoo la gën a xam li ngay wax parce que yen bi dafa diis ñun ak suñ jëmm ju xeebu ji suñuy at yu néew suñuy diplôme yu néew opposition daara ni mu toll jël ko teg ko suñu loxo yen bu diis la moo tax luñ ñu ci wax rek dañuy jàpp ne luy defar la di nuyu na koo xam ne spécialement maa ngi bëgg bu ma ko nuyoo pare ngeen tàccul ma ko muy suñ papa Alaaji Bass kilifa la nekk na koo xam ne ci dëkk bi il est incontournable Baye Bass muy gone muy mag ku organiser mu ñëw taxawal la xeebut kenn xeebalut kenn yëfam et lii bu ma ko waxee kenn du ma ci jéppi ndax xam naa ne li may wax ñu bëri mën nañ ko seede kon ñoo ngi koy ñaanal di ko nuyu di nuyu aussi fi may jeexalee sunu tante bi organiser lii jigéen dafa am solo ci Sénégal dispositif bi ñu ne dañuy wax derrière chaque grand homme il y a une grande dame mais derrière chaque grand homme il y a des grandes dames et des grandes filles donc tey li ñu mën a wax mooy benn affaire rek lañ mënut a baal nit ñi mooy summeeku jot kenn summeekuwul nañ teg jesner yi nañu tekki verre yi summi mbaxana yi sol basket yi sol all-star yi wàcc ci terrain bi incha allah on va gagner et rien ne peut nous arrêter incha allah je vous remercie. Merci beaucoup. alhamdulilah rabbil alamin Seyni Faye yal na yàlla dafal cat yal na yàlla màggal yal na yàlla eggale lu yoon lay eggale yoon bu taxaw amul yoon lay egg yàlla na nga egg lépp dana am on l'a dit on le dit ils essaieront tout dañ jëm lépp dañu man dañ leen neexal dañ leen téléphoné menacé leen def leen lu ne sànni leen korti sax lañu ko def ndax dootu leen wax waaye dëkkoo leen ayatul kursiw aha dëkkoo leen ayatul kursiw ku ko def xool bàyyi lañ mën xool bàyyi lañ mën ci yow kenn mënu ci yow dara aha ils feront tout suñu mënoon sax jaamu dootu wax suñu mënoon man dootu wax ci mbooloo dañu may dagg seen baat dootu wax 85 laa taxaw fii di non OPS ba tey maa ngi ni dara lañ mënut ma xool ba rek jaaba mi moo soof lañu mën bañ donc dëkkoo leen ay vous êtes des jeunes ay ñu de qualité ay xale ngeen neex yàq mais ay kursi koy dëkk kenn mënu ci ñaari dërëm ana sele ana sëriñ si waxuma dëgg billahi wallahi taalaay ku sel def ay kursi nit kuy dem du suñu ci dara waaw dañ yàq nit ñi Idrissa Seck loolu daal bi dem mënutul wax dañ ko sànni ay affaire man nag maa ngi nit ku mën sànnil il faut nga am nga xam ne rien kenn mënu ci yàlla dara yàlla mooy ay kursi du ma wax sax parce que je sais que le monde est bizarre mais bu leen arrière la victoire est au bout de l'effort maa bëgg ngeen jóg taxaw rek léegi nag yàlla il est temps ngeen bañ a nelaw ngeen jóg taxaw nag il est l'heure le candidat va parler il est temps ngeen jóg taxaw nag le monde entier gis le candidat de Koungheul Daara tout Daara jóg ñoo ngi taxaw laay mu def kàddu gi. ma xool je veux que tout le monde se lève. Así. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu bokku Jolof maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di jël sama nuyoo bi teg ko ci kilifa yu góor suñu baay yi fi toog waaye suñu yaay yi fi toog ñi jël nuyoo bi tegal ma ko ci loxo xale yi nga xamante ni aussi ay xale yu ndaw lan yoo xamante ni depuis si ngoon ba léegi ñi ngi ci organisation bi di jox nit ñi ñi naan di leen dalal
waaye maa ngi nuyu aussi suma camarades yi suma xariti gor yi nga xamante ni ñoo àndoon démb ak man ba tey jii ñi ñëw toog fii muy coalition Yewwi Askan Wi du ma jaaraat ci ñi ko composé ndax wax nañ ko ba pare te guddi na wax ji du gudd ndax lañ war a wax ca kanam bari na xanaa dalal waa Yewwi Askan Wi wu daara waaye gërëm suñu jigéen yi nga xamante ni ñoo jël initiative sargal waa Yewwi Askan Wi Idrissa Samb ndaw na ci ku ñuy sargal ndax suñu jëmm ji c'est pas important li important mooy équipe bi nga xamante ni moo ànd ak ñun comme ni ngeen ko waxee léegi man remarque boobu sax defuma ko woon muy candidat yi nga xamante ni ñoo bokkoon ci ñi bëggoon a jiite Yewwi Askan Wi ñëpp ay hiérarchie A1 lañu kon man ni ngeen ko waxee du juddu du jàng du xam-xam du lenn lu dul yaakaar comme ni ko Ousseynou waxee doomu aadama nag yaakaar rek la am ndax ñun suñu leeroon ne suba bu ñu demee suñu borom danañu dóori du tere dañuy yaakaar yërmandeem kese looloo ñu fi bàyyi kon yaakaar googu doomu aadama yi am rëy na lool ci ñun waaye dañoo gëm ne li ñu jiital muy bëgg-bëggu defar toujours dafa am li may wax muy àndu nawle ñun waa Yewwi Askan Wi àndu nawle la ñu àndee man damay gërëm bu baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël seen yaakaar ne Idrissa Samb ak waa Yewwi Askan Wi ñun ñooy ànd liggéey dañu ne benn lam du tàccu man ndaw naa lool ci changer destinée wu daara waaye sama xel dal na bu ñu àndee en équipe muy ay góor ay jigéen ay mag ak ay ndaw ànd na dañuy soppi xar-xaramu daara wala fekk li fi ñi fi nekk defar ñi yëg jëlee ko ci 10 yóbbu ko ci 1000 man gëm naa ne loolu war na mën a nekk ndax li ko waral ay doomu daara valeur nag yoo xamante ni ku ci nekk xam na ne kenn ku ci nekk boo gëmmoon nga jël kenn rek mën na dem doxal yëfi waaye da di dama yàgg wax ne ñetti jullit fu ñu dajee war a julli dañuy jël kenn ne ko jiiteel nga jiite du loolu rek moom moo tax ñu tànn ñu waaye yaakaar gi ma waxoon léegi bokk na ci waaye damay woo jigéen yi daara yépp nag ndax li ngeen wax léegi lu am importance la muy xeex bu nit gagné révolution bu am ay jigéen ñoo ko commencé kenn ku nekk xam na talaatay ndeer ay jigéen ñoo ko initié woon kon talaatay jolof wala dimanche jolof ca ngoon le 23 janvier ay jigéen ñoo ko war a initié jigéen ñooñu nag wax dëgg fa yàlla ku wal mburu tudd dëkk à partir d'aujourd'hui dootuma tudd mouvement Jolof en marche waaye da ngeen may permettre rek ma tudd ko tey gërëm suma jigéen yi nga xamante nii nag wax dëgg fa yàlla nag dañoo ànd ak man àndu ngor muy àndu nawle dañ ko commencé woon sànq di ko tudd mais comme dafa am fu ñu toll toujours bu ñu koy tudd rek suñu xol day fees moo tax mënuma ko ñàkk a tudd muy suma jigéen Mariama Salaam da doon kenn koo xamante nii da daan taaral ab barab di taaral jataay Mariama leer na ma leer yàlla na fa mu nekk xolam sedd na ndax ay nawleem yi mu fi bàyyi woon tey kenn jógewu fi te loolu rek la bëggoon kon ñi ngi koy ñaanal fa mu tëdd ña ko fa fekk ak ñam fa fekk ñëpp yal na yàlla yërëm leen waaye ni ñu mën a def rek ba Mariama gën a siggi mooy ñi continuer góor jigéen mag ndaw yi composer la coalition Yewwi Askan Wi ñu ànd liggéeyandoo te xam na nag yëf yi tàmbali na nag du ay salle du réseaux sociaux du ay WhatsApp ñu ko Ousseynou waxee léegi te ma jigéen làkk ko ci tubaab yu neex muy porte à porte nañu commencé nag dem wax ak waa daara ne leen ñi fi ñëw nag bëgguñu lu ñu dara lu dul lu baax ñun dañoo àndu nawle waaye ànd fexe ba lu daara am ñu bàyyee ko lu mu am lu mu manqué ñu indil ko ndax ñi ko composé ku ci nekk yàlla suturaal na la am nga sa dépense kon ñun dañoo gëm ne ñun dañuy dollil daara moo tax ñu ñëw fii waaye soxlawuñu ñaar dërëmu daara te kenn ku ci nekk ci ñun di cadre tey ñenn ñi comme ni ko Jaaba waxee am nañu ay menaces y a des risques lu ne am na ci waaye dañu ne ku dul suñu borom bi ñun gëmuñu ne yow mënal nga ñu dara gis nga doomu aadama bu ko jullit tëkkoo mu tiit wala doomu aadama moroomam jullit tëkk ko mu tiit ak gëm tawxiit gëm des na ñun dañoo gëm ne lépp lu jógee ci yàlla suñu borom rek leneen lu dul loolu leneen ay détails la kon ñun ànd bi ñu ànd mooy takk comme benn say xool daara fu lëndëm fu tilim xool daara war na am hôpital xool daara war na mën a am yeneen garage xool daara marché bi tilim na xool daara war na mën a am stade yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla war na am gazon programme yi bari na du yàgg dara
coalition Yewwi Askan Wi dina leen indil un bon programme te dana leen wax programme secteur bu ci nekk nan lañ ko war a liggéeyee ak ban délai lañu koy exécuter li tax ñi sañ a toog fii wax ko nag engagement la bu ñu jël solennellement ñun Daara Jolof gii la ñu juddoo màggee fi yaroo fi am fi nijaay ak bàjjan li may wax c'est très dafa am solo nijaay ak bàjjan kooku fi amul rek dëkkoo fi xam nga lu tax suba bu ngeen ñi yaakaaree ma jiital ñi décevoir leen maanaam li ngeen yaakaaroon ci ñun amuñu ko su ma doom Seydina Mohamed dina fi ñëw ëllëg ñu ne ko sa bàyyi bravo loolu man way woowu ñaanuma ko yàlla te loolu nag animé ma moo animé les 56 membres yi nga xam ne moo constitué le groupe Yewwi Askan Wi ñun daara tey yàlla tere bu doon lakk amuñu beneen kër baay mais dafa am ñoo xam ne tey bu daara doon lakk seen kër baay la ñuy dem ñun nag dañoo am kër baay muy Daara Jolof gii ni ko grand Cheikh Daayim Fall waxee ma di ko gërëm bu baax nag nekk mag moo xam ne comme ni ko jaaba waxee bu ko neexoon mu tëdd yor client am ndax jot na mais muy nekk mag mu am détermination mag mu rafet kàddu mag mu dëggu nag dafa jógee ba Dakar ñëw ne lii du ma ko tardé c'est comme l'inspecteur Geladio Ba mi nga jógee ba Kolda waaye docteur Ibrahima Gueye ak suma frère Mayoro ñi ngi jógee ba Dakar defal ñu surprise te loolu moo animé ñeneen Pape Omar Dioum joxe na empêchement am ndax dafa am lu ko téye son leader suba day def benn inauguration mooy seen siège boobu loolu moo ko téye waaye comme ni ko Cheikh waxee woon ku mel ni docteur Bérou Ba gisee ku am mérite la ndax moo ñu mag mën nañoo jur ku ñu mën a cëral la am na xam-xam bëgg na daara am na relation mais bi ñu waxtaanee mu xam ne rakkam frère am Idrissa Samb am na yaakaar rek la na ma may booy mën a ma demal keroog bi ma ko njëkkee woo monsieur le maire la ma wax moom njëkk wax monsieur le maire waaye mënuñu ñàkk gërëm aussi comme ni ko Diaba waxee léegi l'infatigable le lion du Jolof muy Ousseynou Faye dama koy tudd rek mu yóbbaaleel ma géew ñi ci des ñëpp ndax xale la am na yaakaar mais bëri na ñu koy courtiser te loolu ma wax moo am ci ñun ñii ñëpp am ci ñeneen ñëpp bu ko neexoon mu dem fu nooy fa waaye dem mu ne loo xaarul du la fa fekk kon daal li may xaar di ko ñaan wax ji nag neex na mais liggéey bi des moo ëpp liggéey bi des mooy ku ci nekk ci ñun na dem bu xëyee xool pochette am wala mu xool armoire am ndax carte d'identité daa nga fa wala carte électeur ba Idrissa Samb laa ànd ak rek te bu li dimanche 23 juin janvier doo voté ñun soxla wuñu loolu ñun liñ soxla mooy képp koo xam ne am nga sa carte électeur nga téye ko bu baax jar na sax nga photocopier ko légaliser ko di doxantoo légalisation bi balaa cat di la ci fekk ndax waa ñi ma gis ñii ay xonkat la danañu xon ba seen carte yi réer kon na ngeen ko téye bu baax bu dimanche ngeen teel a jóg teel a rang civilisé comme ni ñu koy waxee dem voté ji xool ban équipe moo war a changer xar-xanamu daara bi ndax ku ne xam-xam ne xar-xanamu daara bi ñaaw na daara tilim na daara salte na ñi fi nekk ñi ngi góorgóorlu pour wax dëgg rek parce que aussi àdduna suñu borom day natt doomu aadama boo ñëwee ne dara baaxul yow doo def dara ñi fi nekk ñi ngi def lu baax macha allah waaye lu baax lu gën a ko gën ñu dañoo bëgg fi indi loo xam ne dafa gën te dañuy ñaan yàlla bu ñu essayer équipe bii composée de jeunes de troisième âge ay jigéen ak i góor ñu def benn mandat rek ñun suñu bëggee ne dañuy dem ngeen ne non jamais de la vie toogaat leen comme le gars yi naan góor gi yéex nañ cee jot dañ naan waaye Yewwi Askan Wi ak son équipe bi yéex nañ cee jot ñun dañoo am obligation liggéey pour daara dañoo am obligation liggéey parce que fii la ñu juddoo màggee fi daara defal ni lépp tey ba ma wax ne ku ñu jiital rek war nga tiit parce que Ousseynou wax na ko léegi sa fukki morom bu ñu toogee ñu jiital rek yow dañ lay nattu yàlla day xool ëllëg te dañu ne képp ku yàlla nattu nga jiite aw mbooloo dana la laaj nan nga leen yoree ñun dañuy ñaan yàlla ëllëg suñu dajeek suñu borom te leer na ma leer yàlla ne ñun gëm nañ bés boobu suñu borom bu ñu laajee waa daara lañ la dénkoon lañ leen dénkoon nan ngeen ko doxalee ñun du ñu sëgg te loolu lan moo koy waxal mooy une gestion transparente lépp lu mairie bi am ñi bàyyee ko ko lu ñu am andil ko ko te leer na ma leer yàlla na am nañ ñoo xamante nii ay jolof-jolof lan pur sang am nañ yaakaar am nañ yéene pour ànd ak ñun jàppale ñi waxuma laa nag des relations internationales yoo xam ne dañ koy uti indi changer xar-xaramu daara li may wax mooy programme bi danañ ñëw koñoo koñ wax ak yéen te daal li taxoon ñi ñëw fii di wax ak yéen mooy sargal bii jigéen yi mouvement dem yi nga xamante nii wax dëgg fa yàlla dama koy waxaat man yoreen naa leen jukkal Fat Mbaye Thiam jëlal nuyoo bi nga tegal ma ko ci sa jigéen ñëpp su ma ne jigéen ñi nag dama fiy gis samay moroomi yaay comme ni ko bàjjan Fama Diop defee léegi yeneen yaay a ngi fi dafa lëndëm doo mën a lim ñëpp ñun ñi ngi gërëm suñu yaay yëpp waaye gërëm suñu baay yi ndax gis nañ fi ay papa yoo xamante nii su ngeen ma may mu tudd ñetti nit ku mel ni Baye Mbaye Thiam Baye Tafa
ay ñoom bay sele ak ñoo xamante ni dañ ñu bëgg te yàlla tax te amul kenn kuy xam ne dana ñëw ubbi sa bunt bi di wax la soxlaam ñu ñàkk solo nag mais dañu ne mbooloo bu amee xale am ay mag am jigéen na sa xel dal te composition boobu moom moo am fii tey kon li ñuy ñaan rek mooy ku ci nekk ci ñun bu fi jógee na fexe ban man mii tudd Mamadou Samb tey wala man mii tudd Ndaraw Diop danaa fexe ba indi 20 personnes yoo xam ne ñaar fukki nit yoo xam ne daf may leer yàlla na seen carte d'identité am naa liste ba am naa numéro ba danañ voter coalition Yewwi Askan Wi damay gëm ne ñun bu dee junniy nit kenn ku ci nekk indi loolu kon ñi waxuma la sax dimanche mais samedi ñoom ñëpp génn dem fi ndax amul kenn koo xamante ni ñoom tey jii sa kër bàyyi buy lakk doo dem fay ko ñun suñ kër bàyyi buy lakk muy daara moom la ñu fay kon daal li may wax maa ngi gërëm bu baax a baax la presse aussi maa ngi gërëmu la presse ndax wax dëgg fa yàlla suñu waxee mu génn yéen la waaye ni ko Ousseynou waxee léegi suñu xarit suñu wëlëre El Hadj Bass ñàkk ca xam moom da di suñu xarit te li gën a neex ci moom mooy dafa ne moom du contre nguur bu ko neexoon mu ñëw fii ne dafa ànd ak ñun keneen koo ko gis ne ko El Hadj Bass xam faroo fenn moom Macky Sall la far waaye terewul dafa am cofeel ci ñun te El Hadj Bass sa allahuma googu nga def yàlla bu ko nangoo rek yow xaj nga ci sa morom xaj na ci kon maa ngi lay gërëm bu baax di la dalal en tout cas ñi ngi gërëm bu baax ñëpp guddi na li ci des nag damay wax rek di woo suñu mbokki coalition Yewwi Askan Wi ñu gën a góorgóorlu te xam ne kii ngeen jiital de am nattu la ko gisee waaye giseewu ko ak nguuru ndax wax dëgg fa yàlla sa juróom-ñett ci moroom maanaam ku ci nekk yor parti wala mouvement ñenn ñi ne ñun demuñu ngeen nekk 5 ñooñu dem ba ci biir yëkkati la ne la yow la boo nelawee doo nit ñun keroog bañ nañu yow la ba léegi suñu xel dal na ci parce que xam nañ ne bëgg nañ xam nañ ne am nañ yéene waaye tiit nañ nag ngir espoir bi te daara nekkul dëkk bu neex a defar neexul a defar de dañu naan rek daara nii daara son budget daara son marché te ku la koy wax ku amul kenn ku mën a am un chiffre palpable ne la lii la daara di dugal lii lañ ci war a def kon ñun ci loolu lañ war a commencer xalaat dès à présent fexe ba budget bi nga xamante ni ay millions la nekk ñu yóbbu ko ay milliards au minimum nga xamante ni lépp luy fonctionnement dañ koy jël yóbbu ko ci investissement daara war na mën a am ay tali daara war na mën a am ay pavage daara war na mën a am espace public boo xamante ni fu xale jógee bu guddee daara war na mën a am sax connexion nga xam ne ay place yoo xam ne ay xale war nañ fa mën a toog di connecté di jàng di def lépp loolu yëpp nag ci programme bi la te danañ ko yaatal incha allah ngeen baal ma asalaamaaleykum wa rahmatullah